merci beaucoup ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di kontaan lool ci daje bi nga xamante ni tey def nañ ko fii ci Goodred ànd ci ak suñuy partenaire Konam mi nga xamante ni dafa jël lépp loo xamante ni dafa nekk rek mariage précoce des enfants def ko sacerdoce yenu ko di daw ak moom waaye processus bi dañ coo àndoon ak Carrefour àndoon ci ak World Vision ànd ci ak Save the Children tey jii nag ñu ànd ci ak UNICEF nag di ñu gunge boobu ba tey ànd ak ñun ci GIA bi ànd ak ñun ci semaine nationale de l'enfant bi nga xam ne fas yéene nañ ko tëj le 25 incha allah yóbbu projecteurs yi nga xam ne yóbbu woon nañ ko Sédhiou ñu wan xale Sédhiou ni ils ont droit à la parole ñu wan xale Sédhiou ni au nom de l'équité territoriale au nom du fait que le président Macky Sall qui se trouve être le président de l'UA bàyyi na leen xel dem nañu tey foofu jox leen micro ñu wax ba ñu jógee Sédhiou dañuy delluwaat dem fi nga xamante ni mooy Kër Massar Kër Massar mooy 46e département du Sénégal teewul ñun def nañ fa CDPE jour boobu nag dañuy def li nga xamante ni c'est le lancement officiel ou l'officialisation du fait que CDPE de Kër Massar teg nañ ko suñuy xale itam nekk fi suñuy doom ànd ak ñun waa CONAF lépp lu ñu tëgg xale yi ñu ngi si ànd ak ñun di ñu wan ne quand on décide pour les enfants on a besoin que xale yi toog ak ñun ci table boobu li nga xamante ni mooy tem tey ñu ànd ci CDP yi yu jóge partout dans le Sénégal ñi jóge Sédhiou ñi jóge Kaolack ñi jóge Diourbel ñi jóge au niveau du Fouta Podor ñi jóge Saint-Louis ñi jóge Kaffrine ñëw tey ànd ak ñun toog ñu waxtaan fan la ñu toll dañuy valider li ñu arrêté buñ ko valider ba pare ñu ni nan la ñuy tracer feuille de route pour waxtaan sensibiliser kilifa diine yi ndax nag ay jiñ leen ci société bi sensibiliser clergé Monseigneur Benjamin Ndiaye recevoir ñu waxtaan ak ñun sensibiliser toute la communauté sénégalaise je veux dire les parents je veux dire les femmes je veux dire képp koo xamante ni jur nga mbaa nga toll ci mbaa nga def ko ba pare nga xam ni kat xale yi bu ñu leen mayee dañuy am loo xamante ni mën na leen jot tant sur le plan physique waxuma ko sax mais sur le plan psychologique la taxoon ngay def bu demee bay yàq la taxoon yëngu kon nga xam ne jaratu ko. donc ñaar téeméer boo jël ñaar fukk yi ñi ngi sëy te fekk na amuñu fukki at ak juróom-ñett wala àggaguñu foofu ñi ngi ci diggante tranche d'âge bi fukki 18 ans parce que ñi ngi ci 18 ans donc ñi ngi wax ni suñu objectif bu ñuy bëgga mooy ñu wàññi ka parce que nous sommes à 26,8%. Maintenant on voudrait en arriver à 20,2%. foofu laa mën a wax ci wolof. bon impact bi ñuy xaar mooy nit ñi dégguñu li ñuy xaar mooy nit ñi comprendre ñu li ñuy xaar mooy ñu bañ a wax lii dañ ko jëlee ci tubaab bi déedéet lii dañ ko jëlee ci sunu diine lii dañ ko jëlee ci sunu aada parce que aada du lépp moo ci baax diine nag du lu ñuy discuter yàlla dafa fonk nit te nit dañ koy jaarale ci jigéen moom moo koy sabab ñu jaarale ko ci yaramam mu nekk laboratoire yàlla kon kooku dañ ko war a pareel ba li muy indi ci àdduna mu doon lu baax kooku dañ ko war a pareel ba li muy indi ci àdduna du am benn gaañu kooku dañu war a pare yaramam ba bépp boo xamante ne dafay indi li nga xamante ne dafay taxawal yàlla ci biir suuf mu indi loo xamante ne dafa mat mu indi loo xamante ne dafa wér te loolu pour ñu mën ko am mooy xale bu ñu koy maye na fekk yaramam pare na xale bu ñu koy maye na fekk yaramam dëgër na CDP yi ñëw fii dañ koy porter ànd ak ñun ànd ak le commandement territorial bu ñu demee dañuy waxtaan ci biir au niveau de la mairie bu ñu paree ñu dem waxtaan au niveau des quartiers ñu tas ko ñun dinañ def campagne nationale de sensibilisation ànd seeg PIPA DHS dugg ci gox ak goxaat yi ruq yeeg ruqaat yi li nga xam ne validé nañ ko fii tey ñu partagé ko ak ñoom ànd ak la volonté politique bien sûr de madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng qui traduit une vision du président de la République ñu taxaw fu nekk waxtaan ak sénégalais yi leen xale kat balaa nga koy maye na ci tool te mu mat ko. gouvernement du Sénégal dafa ànd ak madame le ministre Ndeye Saly Diop Dieng ci ministère am bi nga xamante ne dañ koo dénk njaboot gi dénk ko xale yi dénk ko jigéen ñi ñun nga xamante ni c'est la direction ñu nekk bras ouvrier wam ñun ñoo nekk les commis dañoo wàcc ci mbedd bi di def ce qu'on appelle le retrait des enfants en situation de rue loolu gouvernement du Sénégal dafa dégager benn programme presque 10 000 xale génnee nañ ko ci mbedd bi fukki junni xale génnee nañ leen ci mbedd bi ci fukki junni yooyu am na téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett je veux dire 198 yu ñu génnee yoo xamante ni dëkkuñu au niveau du Sénégal ñu yóbbu leen au niveau de la sous-région ñuy wax ni xale yi nekk ci mbedd bi état mën na def état mën na décider mais il faut que waajur yi itam seet nan nañ leen di téye loolu nag kilifa diine yi la ñuy woo parce que am na ay imposteurs
ñoo xamante ni dañuy mbubboo suñu diine gii naan dañuy yar xale yi te fekk dañuy def ce qu'on appelle la traite des enfants dañuy def ce qu'on appelle l'exploitation des enfants ndax xale bu waree jàngul nga ne ko demal bu ngoon jotee nga indil ma junni wala bu ngoon jotee nga indil ma ñaar téeméer kooku yaa ngi koy exploiter te yoon dina dal sa kaw am na amende de 500 000 à 2 millions te mën nañ la ci tëj kaso. Il faut que l'on sanctionne d'une manière positive ñi nga xamante ni jël nañu xale yi di leen dugal ci internat te di leen jàngal diine waaye on va sanctionner d'une manière négative ñi nga xamante ni ñu ngi outrepasser seeni droit di jël xale yi di leen exposer ci danger di leen exposer ci violence loolu rafetlu wuñ ko. may tëjee ci benn yëf seetlu nañ depuis un moment xale yi ñu ngi leen di rey xale yi ñu ngi leen di attaquer xale yi ñu ngi leen di violer nañu arrêté te ñuy wax yaay yi nañu toog bàyyi xelaat doom yi bàyyi waat xel bu baax xale yi ndax la tax ngay sonn bu demee ba nga fàtte ko kon jaratul ngay sonn place xale fépp la ba mu des ci mbedd. Et j'en appelle aux politiques à la veille des élections politiciens yi nañu xam ne xale yi ñu ngi xool ci ñoom xale yi ci ñoom la ñuy roy nañu bàyyi l'apanage de la violence te ñu jàngal xale yi la persévérance ñu jàngal xale yi le culte de l'excellence ci loolu lañ leen di woo au nom des enfants du Sénégal.